asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa diine kilifa aada macha allah di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo safoo Iran TV saa su nekk rek ñuy seetaan tey nag dañu dalal ki nga xam ne wax dëgg yàlla li may wax ni rek dañuy topp koo xam ne leader la boo xam ne taarix la ci réew mi macha allah di def lu baax ci réew mi muy nag monsieur Boudal Diallo may wax ni moom itam wax dëgg yàlla mu ngi bay waaram ci réew mi itam ndax yor na mouvement bu mag a mag xam naa ni nag dama koy bàyyi après mu présenté wu mu daal di wax rek turu mouvement beeg ak yëngu-yëngu yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi monsieur Boudal maa ngi lay nuyu. di la sant di la gërëm di nuyu waa téléspectateur Iran TV yëpp fu waaye mën a nekk Sénégal bitim réew Afrique monde entier bi yëpp ndax ñëpp ñu ngi leen di suivre ndax télé bu am solo la. waaw monsieur Boudal ma bëgg rek ndax defe naa ne àddina ñu lay bëgg a xam ndax nag dama naan la mu saf ko ma ko xam ba tax na dañ laa suivre ci télé bi daal di bëggaat ñu topp la moo tax tey jii ñu ñëw ci li ci Sénégal ànd ak yow ndax li ci Sénégal bàyyiwul dara nga wax turu mouvement bi ak yëngu-yëngu yi nga xam ne yéen a koy def nga daal di koy wax askan bi ñu jàppaat ko loolu. jërëjëf waaw man Boudal Diallo laa tudd ñu xamee ma ci Ben Cheikh Diallo may jiite association pour le développement et pour le progrès du Sénégal. di association bi nga xam ne bu am solo la ba ma ko créé nag yàggul le 22 juillet 2020 laa ko créé ca taxawaayu Arafat li ko tax a jóg rek mooy objectif am mooy dimbali askan bi fépp fi nga xam ne askan bi ñu ngi foofu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu fekk leen fu xuus saafante ak ñoom diisoo ak ñoom conseiller leen mobiliser leen jàppale leen dalal seen xel ba nga xam ne daal bépp stress bu nekkoon seen bopp dana wàññeeku wax leen ci lan la ñu war a jàpp lan la ñu war a yan projet la ñu war a teg ak naka la ñu leen di dimbale ba Sénégal jëm kanam ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal dañu war a bokk ndey bokk baay pour que Sénégal avancé jëm kanam loolu moo tax ma créé association pour que souffrance bi Sénégalais di jànkonteel ñu mën ko wàññi c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative quand même de mettre en place cette association. macha allah monsieur Boudal ma dégg ni bi taxawaayu Arafat ci nga taxawal mouvement association bi mais li ma jaaxal man association bi macha allah gis nga ko ni mu yaatoo kenn ku ci nekk rek yaa ngi daw ndax gis naa barki démb nga def benn activité boo xam ni lu am solo la ak fi nga xam ne fi la réew mi toll ak mbas mi nga xam ne moo lëmbeem réew ñu mën a ànd ak moom pour dund ak moom faaw ñu am ay matuwaay ma gis ni nga daal di taxawal loolu mbooloo mi bari loolu tamit. man li may wax ni xëy na nag taxawaayu Arafat bi nga ko def moo tax mbooloo bi daal di daw ñëw may wax loolu nga xalaat boobu lan moo la ko may ak jàppale askan wi. waaw xam nga posé nga ma question bu am solo xam nga taxawaayu Arafat taxawaay bu am solo la ci ñun umma islamique bi yëpp donc moo tax mu visé date boobu parce que date historique la te date bu am solo la te loo ci ñaan rek suñu borom mun na ko nangu ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax. may inspiré wu ci date boobu pour créer association pour jëmmal ko taxawal ko waaw léegi nag association comme ni ñu ko waxee tout à l'heure ñëpp ñu ngi daw di ñëw fu nekk góor jigéen mag ndaw surtout les jeunes ñoom ñëpp parce que association bi ñu ko déggee gis na ne association bu am solo la parce que ñun liggéey moo ñu tax a jóg dox ñu ci ay caaxaan dox ñu ci leneen suñu Sénégal moo ñu ñor fii la ñu juddoo fii la ñu màggee fii la ñu yaroo fii la ñu amuñu feneen moo tax nag réew boo buggee mu développé boo buggee mu avancé da ngay bul xaar état bul xaar gouvernement yow si sa wàllu bopp en tant que citoyen yow yaa war a jóg xar sa tànk tubéy xool nooy jàppalee si réew xool lan ngay def pour sa réew avancé teg ay jéego moo tax nag keroog ñu def démonstration de force parce que association aussi dafa war a wàcc sur le terrain wane boppam nit ñi gis ko xam li muy dox pour que nit ñi mën ko topp loolu moo taxoon keroog ñu wàcc sur le terrain plus particulièrement ci quartier Grand Yoff xaar yàlla def ay action ci Covid 19 bi parce que feebar bi moo ne këtt na jonn te lëmbee dëkk bi te tant que amuloo santé mënoo liggéey mënoo lekk mënoo naan mënoo def say activité moo tax ñu wàcc sur le terrain def action boobu ñu def. am na solo monsieur Diallo loolu am na solo ba defe naa ni wax dëgg yàlla dama naan leader day nekk ci réewam bëgg réewam tax nga daal di ñëw daal di taxawal association boobu. jël li nga xam ni mooy matuwaay yi daal di koy wàcce ci askan wi pour ñu jariñoo ko defe naa ni loolu am na solo wax dëgg yàlla parce que ku xool manifestation bi dina gis jeunes yi yëpp wax dëgg yàlla ñoo fa ëpp parce que dañ naan réew jeune buñ nee réew dañ naan jeune
jeune bi nga xam ne xaarul wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee xaaroo pour gouvernement bi jàppale leen da ngeen a war a xam ni war seen askan ngeen ñëw def ko loolu defe naa ne monsieur Goudal dafay am solo may wax mouvement bi comme ni nga xamante ni fi mu taxawee moom baax na muy taxawaayu Arafat comme ni ñu ko waxee mais est-ce que dem ngeen ci régions yi ak wax dëgg yàlla ci goxu Dakar yëpp daal. waaw mouvement bi dañ ko élargir un peu partout sur les 14 régions fu ci nekk am naa fa représentant am nañ fa ay cellules yi ni ñu koy animé ci Dakar noonu lañ koy animé ci département yi di ko animé ci région yi di ko animé ci gox-goxaan yi ndaxte association da nga koy yaatal famille la da nga koy ubbi association bi dafa ubbeeku pour que mag ndaw ñëpp mën ci dugg mën ci xaj joxe seen contribution joxe seen xalaat pour Sénégal jëm kanam comme ni ma ko waxee donc association bi mu ngi fépp ba ci diaspora bi ba ci Europe Amérique États-Unis un peu partout bépp bi nga xam ne Sénégalais mu ngi fa mu ngi ma fay représenté di animer ay cellules di sensibiliser di conseiller pour que association bi gën a yaatu gën a am doole un peu partout dans le monde loolu mooy suñu objectif ñun daal bëgguñu kenn souffrir bëgguñu kenn sonn dañu bëgg a jàppale ñëpp pour ñëpp gis ci seen bopp parce que réew nag boo ci nekkee war nga mun a épanouir tuuti nga xam ne vraiment yenn xat-xatu jamono war na mën a wàññeeku tuuti daal loolu moo tax daal ñu dugg ci créer ko yaatal ko ba ñëpp mën ci jot.